Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Tey nag recette du jour bi ma leen indil ay croissant la. Pour defar suñu ay croissant dinañ soxla suñu 10 grammes de levure, soxla suñu 10 grammes de sel, soxla suñu 65 grammes de sucre, soxla suñu 300 millilitres de lait, soxla suñu 250 grammes de beurre mooy beurre entier bi paquet bi. dinañ soxla tamit suñu 500 grammes de farine. léegi nag mën nañ jublu ci suñu réalisation wu croissant. léegi nag damay jël lait bi li may njëkk a def damay jël lait bi ak sama levure comme levure bi doom la il faut mu seey ma daal di ko def ci biir meew bi. boo buggee nag mu gaaw a seey meew bi day xaw a nugg. léegi nag ma daal di koy yëngal pour mu mélanger wu. léegi nag te jaxase naa meew bi ak levure bi léegi mun naa jël meew bi sotti ko directement ci farine bi. léegi su ma ko defee directement ci farine bi damay daal di ñëw jël sama sucre moom tamit def. sel bi damay bàyyi ba ma mélanger ba pare. premièrement boo bañee sa loxo takk dangay njëkk jël kuddu bi saa nga xam ni dina mélanger wu nii bu baax. nag ma ñëw ci sel bi continuer. une fois que ni liquide bi ak farine bi yëpp jaxasoo ba pare damay daal di dindi kuddu bi teg ko fële. daal di jël sama loxo yi su ma eggee étape bi pour ma gën ko mën a liggéey damay daal di xëcc sama planche daal di ko saupoudrer ak un peu de farine daal di jël sama pâte teg ci digg bi comme ça ma gën a mën a travailler sama pâte ba mélange yi ci def yëpp daal di jaxasoo ba pâte bi liis. comme ça ma dool di koy teg mu reposé wu. ñu travailler pâte bu baax boo yoree machine bi nag moo gën a noppale ñu doon koy régler benn temps rek nga bàyyi ko muy mélanger boobaa coono bi yëpp doo ko ci am. léegi boo mélanger ba mu jaxasoo ba nga xam ni pâte bi liis na nag nga daal di koy teg bàyyi ko mu reposé wu. mu ngoog léegi travailler naa sama pâte ba mu liis. léegi dama koy daal di jël def fii tuuti farine ci poêle bi nga xam ni après du collé ma daal di jël sama pâte bàyyi ko mu reposé wu benn 20 minutes teg ko nii mu reposé wu 20 minutes. léegi nag le temps suñu pâte di reposé wu carrément dañuy daal di jël suñu papier four moom tamit suñu papier cuisson lal ko ci suñu planche. buñ ko lalee ba pare nag ñu daal di ñëw jël suñu beurre di ko dagg pour mën ko étaler ci suñu papier. lu tax may def nii la gën a neex a defaree que nga jël rouleau bi di ko rouler. mu ngoog léegi nag que installé naa sama beurre nii ba pare léegi damay daal di jël papier cuisson bi daal di ko lem. jël beneen côté bi tamit pour fermer beurre bi. léegi ma jël beneen côté bi tamit lii yëpp pour beurre bi su ma koy dër ak rouleau bi mu bañ a bouger daal mu yem fi ma ko bëggee mu ngi léegi damay teg ndànk bës. léegi nag pour beurre bi tolloo damay daal di jël rouleau bi di bës comme lii beurre la dëgër na mais tamit dafa gaaw a nooy comme day seey. léegi dama koy étaler ndànk ci papier bi mu gën a jël forme papier bi tourné waat beneen sens bi
defaat même chose. gis ngeen léegi ni ma ko dëree nii gis ngeen ni mel nii laa koy daal di jëlee dugal ko ci frigo bi benn 20 minutes moom tamit le temps suñu pâte tamit di jàpp. 20 minutes yi jàll na pour pâte bi dañ koy daal di ñëw gis ngeen xaw na jóg tuuti rek noppalu na tuuti léegi dañuy daal di jëlaat saupoudrer un peu de farine ci suñu planche léegi ma daal di jël sama pâte moom tam de jéem ko def forme rectangle du nekk exact parce que xam nga kenn mesuré wu ko mais dama koy jéem a def comme noonu rek léegi su ma ko étaler ak sama loxo ba mu xaw a jël forme bi loolu moo tax ma jël planche bi féetale ko nii léegi damay daal di saupoudrer ci kaw nga xam ne su ma koy dër bu jóg léegi ma génnee forme rectangle bi tuuti léegi nag dañ koy def muy gën a gudd di dem man comme planche bi dafa ndaw gis naa ni dafa ndaw mënul kii yëpp damay daal di jël bu mag continuer liggéey bi pour affaire bi épaisseur bu mu war a am mu daal di koy am mu ngoog teg naa ak sama planche bu mag ko amul planche bu mag boo bëggee defar sa croissant comme nii dangay jël sa table rek nettoyer ba mu set nga daal di koy dër ci kawam léegi man damay continuer léegi que yaatu na dama koy daal di bàyyi nii mu reposer wu le temps que beurre bi di dëgëraat tuuti léegi nag gis ngeen am naa épaisseur bi ma soxla chaque fois da ngeen di insister ak rouleau bi bu ngeen bëggee am croissant yu nooy yu am kii mu tëwee sax yu nooy yi nga xam ni c'est très kii daal c'est très moyen la il faut nga jéem a insister si lii premièrement xam nga léegi nag beurre baa ngi nii bàyyi woon naa ko ci frigo bi lu xaw a yàgg léegi dama koy daal di installer nii ci digg bi damay xool digg bi rek ñu wax ma teg ko ci làmp teg naa ko ci digg bi léegi damay daal di dindi kayit bi léegi dindi naa kayit bi damay daal di jël première partie bi nii ba fu beurre bi yem ma daal di koy lem jël beneen sens bi tam def même chose jël fii def nii même chose jëlaat fii def nii même chose bu ngeen seetee nag su ma xasee ba def beurre bi mu am tolluwaay bu mel nii rek même su ma koy dër nii lay continuer kii bi procédure bi chaque fois damay éviter affaire bi di génn carré bi ni mu nekk nii léegi moo tax su may dër damay def ndànk comme beurre bi dafa kii dama koy def ndànk sinon beurre bi mën naa génn ci kii bi nii rek lay def xaw damay jëlaat affaire bi répété waat même procédure bi ma defoon sànq jël bii teg nii ma wàññi ko tuuti nii mu tolloo rek ba tey jëlaat bii tam def nii bii paa nag 2 fois laa tëjee woon ba le passé bii paa dama koy tëj 3e tëj bi nii xam nga ba tey mesure bi dem mu ngi tolloo ma jëlaat sama kii rouleau daal di ko tàllalaat mu ngoog léegi nag que étalé naa ko ba mu étalé wu soo seetloo après day def commencé di def ay bulles nii mooy wane ni affaire bi baax na en même temps tamit beurre bi génnul ci biti gis ngeen mu ngoog gis ngeen trait yu mu def nii mooy lem bi ñu doon lem mooy indi kii bi trait yi
léegi nag dama koy daal di lem en 4 parties nii mu tolloo jëlaat beneen sens bi nii léegi mu ngoog 4e baa ngi nii gis ngeen ni ñuy def bu ngeen remarqué yi ma njëkkoon defar trait bi moo nekk noonu léegi nag ba tey dama koy bàyyi ci même longueur bi nii rek léegi dama koy daal di jël def ko au frais mu fanaan ba suba après ñu doog a continuer étape bi léegi dama koy daal di jël teg sama papier cuisson comme ça nga xam ni du collé jël sama pâte muy ma daal di koy teg daal di koy muur denc ko ci frigo bi mu reposer wu ba demain matin ñu daal doog a continuer suñu ay croissant. léegi nag que suñu pâte reposer na une journée moo ngi nii bàyyi nañ ko mu reposer journée bi yépp ba ci lendemain bi léegi nag dañ koy daal di dindi ci suñu kii ci frigo bi dañ ko bàyyi woon bu am pâte foofu dañ koy bàyyi mu reposer wu instant yi gis ngeen pâte bi mu ngi mel xool leen trait yi mooy lem yi ñu ko doon lem léegi dañuy daal di jël farine bi daal di wisaat tuuti comme ça mu bañ a collé daal di teg suñu pâte mu ngoog léegi nag dañ koy daal di defaat farine ci kaw tuuti di ko bës ndànk ba tey rek di leen wax ni que ni bu ñu yàq ba tey kii bi forme bi léegi nii rek lañ koy bësee ndànk pour mu peer parce que xam nga levure bi moo tax mu meloon noonu léegi dañuy def nii rek nii lañ koy toppee après reproduiraat lem bi defaat lem bi beneen sens def ko ñaari yoon après doot dagg suñu ay croissant léegi dëgg nañ première fois ba pare bi ñu ko génnee ci frigo bi dañuy jëlaat lemaat ko continuer waat procédure bi ñu defoon sànq jëlaat tuuti farine defaat suñu planche léegi nag dañuy continuer liggéeyaat ko léegi nag gis naa ni sama pâte tàlli na épaisseur bi mu bëggoon itam am naa ko ci ak forme bi ma bëggoon gis ngeen épaisseur bi lu ndaw la kiiwul carrément léegi nag damay daal di ñëw dagg rebord bi ndax ma defaat dernière kii wàccee bi bon léegi damay dindi affaire yi nga xam ni moo nekkoon di dépassé pour rek après sama dagg yi rafet mais ku mu neex tam mën na la si bañ a fekk mën nga ñëw rek daal di continuer defar sa kii comme fait maison lañu wax moom noo ko defaree sa kër rek muy forme beeg mu mënti mel en tout cas na neex rek na neex a lekk mu ngoog léegi man dindi naa excès bi doon kii damay daal di jël sama def sama ay forme balaa ma koy dagg pour ma xam ndax dina tolloo ba pare mu ngi nii dama koy jéem a def mu tolloo rek à peu près ko mu ngoog jëlaat beneen sens bi
voilà léegi nag mun naa eggali ndax xam naa ni kii na mesure bi xaw na baax comme dagg bi léegi dama siy jaaraat rek mu dagg carrément ndànk rek ngoog nii léegi nag comme dagg naa ko pare dama jël sama muur teg naa ci sama papier ba pare léegi damay daal di jël premier bi ma njëkk a dagg moom tamit ma daal di ko defar forme jéem ko rouler ndànk rek ndànk ngoog léegi nag suñu egsee ba ci cat bi dañ koy xëcc tuuti di jéem a def chaque fois rek dernier bi di nekk ci digg bi mu ngoog gis ngeen premier bi pare na suñu premier croissant léegi dañ koy jéem a xaw a def nii tuuti rek xam nga mu gën a nuru moom léegi dañ koy daal di installer suñu kaw suñu muul léegi nag continuer waat ak beneen bi defaat même procédure bi voilà deuxième baa ngi nii ñu xaw ko lem nii tuuti daal di jël rek suñu ay cornet pare na gis ngeen léegi dañ koy bàyyi nii mu reposé wu benn 3 heures de temps nag laa wax de gis ngeen temps bi benn 3 heures de temps dañ koy may espace nii parce que après xam nga day gonfler dañ koy bàyyi mu reposer benn 3 heures ba jàpp 4 heures de temps léegi bu demee ba nga xam ne suñu ay cornet gonflé na léegi ñu daal di jël suñu benn jaune d'œuf ak suñu tuuti meew daal di koy pincer ci kawam daal di koy dugal ci four bi mais pour l'instant dañ koy bàyyiwaat mu reposer wu benn 3 heures ba jàpp 4 heures de temps bàyyi naa ko mu reposer benn 4 heures de temps gis ngeen nu mu gonflé dafa dem ba nga xam ni dafa gonflé ba am yi nga xam ni dafa commencé doon exploser di kii pétale mu ngi noonu nag léegi damay jël benn nen ak tuuti meew benn jaune d'œuf ak tuuti meew rek pour mu neex a kii pour mu neex a étaler léegi nag ñu daal di koy jël diw ko ndànk ci suñu ay cornet de croissant diw ndànk ba yépp mat après ñu daal di koy jël dugal ko ci four bi 120 degrés pour 10 minutes rek pour suñu ay cornet daal di pare suñu ay croissant daal di pare comme diw nañ ko ba pare dañ koy daal di jël dugal ko ci four bi 180 degrés pour benn 10 minutes après suñu ay croissant daal di pare moo ngi nii suñu ay croissant au beurre pare na tàng jër la def nag mu ngi doog a génn gis ngeen macha allah baax réussir na carrément mu ngoog instant yi dafa tax dañuy def ndànk rek daal di ko placer gis ngeen nu mu nooyee ku mu neex nga jël sa chocolat def ci biir wala nga jël sa beurre def ci biir sa confiture baa nga def sa jambon wala sax nga nekk ko noonu boo ci def rek baax na mu ngi nii nag comme bii nii yii nii mooy yi nga xam ne ñoom ñoo commencé woon di exploser ci biir lévitation bi xaaral ma dagg ko wan leen tàng na yéen a ngi gis ci biir nu mu mel instant yi dafa tàng moo tax gis ngeen croustillant bu baax ba pare nooy yéen a ma gën a xam croissant au beurre nu muy mel exactement noonu la mel voilà recette tay bi mi ngi noonu vidéo bi nag bu leen neexee bu leen fàttee abonné partager aimer ñu joxante rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle recette mu ngi nii au revoir.